asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci seen chronique bi nga xamante ni ñi ngi leen koy defandal ci jàppandal rajo bi di sunu kër FM nekk Californie Los Angeles. xam ngeen ni nag dimanche bi ñu génnoon ñëwoon nañu lu baree bari ci li nga xamante ni mooy dundu Maam Mor Anta Sali indil leen taarixu Maam Mor Anta Sali wax ne leen moom kadi bu mag la woon. maanaam àttekat bu mag la woon waaye aussi jàngalekat bu mag la woon wax nañ leen jaar-jaar yi nga xamante ne ci la jaar ci fi nga xamante ni fi la jóge Mbàkke Bawol d'abord Xuru Mbàkke Poroxaan Pataar ba fi nga xamante ne fi la mujjee muy Mbàkke Kajoor dinañ ñëw nag incha allah ci loolu lépp wax leen nag taarixu Mbàkke Kajoor lan moo tax mu am importance ci li nga xamante ni moom mooy yoonu murit waaye aussi li nga xamante ni am na important ci li nga xamante ni moom mooy lislaam tey nag sunu mbokk yi xam ngeen ni semaine bi ñu génn nag dafa bari ay xew-xew yu bari yoo xamante ni moom moo fi jaar ñu bëggoon nag rek jaale ñi nga xamante ni yépp wàcc nañu liggéey rawatina nag sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi wàcc muy d'abord ki nga xamante ni mooy suñu maam suñu sëriñ di Seydina maam Abdoulaye Thiaw Lahi ibnu Cheikh Seydina Issa Rawuh Lahi donc moom mi nga xamante ni wàcc na liggéey doon xalif général des Layènes maam Abdoulaye Thiaw Lahi doon koo xamante ni nag dama naan rek bu lislaam doon ay dëkk yu baree bari moom mooy pont bi nga xamante ni moom moo relier dëkk yi ndax na ko maamam ji waxe woon suñu maam Limaamu Laay moom noonu la ko doxalee ndaxte moom mi nga xamante ni mi ngi judd woon 1843 wuy ji suñu borom en 1909 suñu maam Limaamu Laay doon na koo xamante ni liggéey na liggéey bu rëy ci li nga xamante ni moom mooy lislaam moom mi ni woon ci woote mburéy bi nga xamante ni moom la woote woon moom moo weexoon fële nga xamante ni mooy Makkatal Mukarrama ak Medina ak arab yi waaye ñëw fi nga xamante ni moom mooy Sénégal di doon der bu ñuul ba xam ngeen li koy symboliser sax ci seen solin bokk na ci loolu nga xamante ni moom mooy kaala googu nga xamante ni moom la ñuy kaalawoo muy kaala bu weex bi ak kaala bu ñuul bi di zahir ak baatin di guddi ak bëccëg di lépp suñu maam Limaamu Laay indi l'islam ci fii nga xamante ni moom mooy Sénégal ñu bari sax ñi ngi naan waajuram bu baax ba maam Alassane Thiaw Lahi ki nga xamante ni mooy Omar Foutiyou Tall moo ko wax ñenn ñi ni Ahmadou Cheikhou Ba moo ko wax moo ni ko woon yow yaa ngi jur doom joo xamante ni dañ koy fekki l'islam dafa war a ñëw ci moom di ko yow waruloo doon koo xamante ni da ngay dem di wuti l'islam mais l'islam nit ñi dañuy ñëw di ko jël ci si yow muy suñu maam ji nga xamante ne mooy suñu maam Limaamu Laay mi nga xamante ne nee naa leen 1843 1909 waaye aussi xam ngeen ne suñu maam Limaamu Laay dafa liggéeyal l'islam ci contexte boo xamante ni presqu'île du Cap-Vert dafa doon contexte boo xamante ni bu jafe ñoon la ndaxte lébu yi dañu amoon waaye mën nañ nga xamante ni dañu dëkkoon ci presqu'île du Cap-Vert dañu am comme ni ko l'islam doon defe ni ko africain yi doon defe rek dañu gëmoon lu bari ba xam ngeen ni ñuy jël Ndakaaru di ko moomeel ki nga xamante ni mooy lëg daawur di ay jinne wala ñu jël ki nga xamante ni mooy Rufisque moomale ko Kumba Lamba dem fi nga xamante ni mooy Yoff moomale ko maam Njare maam Limaamu Laay nag ñëw nag ci agibo daahilaahi woote mburéy boobu wane ni l'islam daal benn la yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kenn la te moom mooy ki nga xamante ni mooy la réincarnation du prophète sallallahu taala alayhi wa sallam mu jàkkaarloo nag ak loolu nga xamante ni mooy résistance culturelle yi waaye suñu maam Limaamu Laay aussi jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni moom mooy tubaab yi ba xam ngeen ni jël nañ ko fi sonal nañ ko fi bund xatal nañ ko fi ba yóbbu ko Gorée denc ko fa lu mat ñetti weer waaye muy indi ay kiraama yox bu ñuy ñëw ci dund suñu maam Limaamu Laay dinañ ci ñëwaat ak ñi nga xamante ne ay mbokkam lañu nga xam ne dem nañu sax ba ñi ko joxoon ay soxna dañu dem di jëlaat ay soxnaam ba mu des waajuru kii nga xamante ne mooy Seydina Issa Rawuh Laay bi nga xamante ni neewoon na moom mooy mottali li nga xamante ni moom mooy liggéey bi jël xalifa bi à l'âge de 33 ans moom itam xam ngeen ni moom Seydina Issa Rawuh Laay 1909 la juddu wujj suñu borom en 1949 doon 40 ans bu nga xamante ne doon na xalifa suñu maam Limaamu Laay sëñ Abdoulaye Thiaw Laay bii nga xamante ne feebar rek moo tere muy
manqué ci màggalu Serigne Touba gi waaye xam ngeen ni moom moo daan doon ganu spécialu Serigne Abdou Lahad Mbacké témoignage yi gën a rëy ci Serigne Touba Serigne Abdoulaye Thiaw Laye moo ko def donc ñoo ngi ñaan yàlla na dajeeg maamam ja ki nga xamante ne mooy Seydina Limaamu Laay mu gërëm ko waaye yàlla na dajeeg baayam bu baax ba Seydina Issa Rawou Laay mu gërëm ko yàlla na dajeeg kilifa diine yu mag yépp ñu gërëm ko ndax noonu la ko doxale ci biir pratique gu islamam waaye aussi noonu la ko doxalee ci li nga xamante ne rek moom mooy woote jullit yi ñu doon benn nga xamante ni këram boo demee di nga fa fekk suñu waa kër maam El Hadj Malick si mu tudde leen ay doom boo demee waa kër Cheikh Ahmadou Bamba gi tudde na leen doom ñëpp rek tudde na leen doom pour wane ni islam daal benn la donc ñoo ngi koy jaale toute la umma islamique bi di ko jaale suñu mbokk yi nga xamante ni yëpp ñoo ànd ak moom ci li nga xamante ni mooy suñu waa kër maam Limaamu Laay gi di ko jaale nag sama tonton Amadine Racine Guissé professeur d'université bi nga xamante ni bokk na ci kër suñu maam Limaamu Laay nga xamante ni moom moo fexe woon ba nga xamante ni daje naa ak maam Alassane Thiaw Laay moom mi nga xamante ni maam Raan recevoir na ma ci néegu biiram ñaanal ma donc ñoo ngi leen koy jaale bu baax waaye aussi di leen wax ne aussi Sénégal am na beneen pont wu l'islam boo xamante ni faqati na muy ki nga xamante ni mooy Serigne Abdou Karim Seck boobu mi nga xamante ni mooy xalifa suñu maam Amary Ndack Seck de Thiénaba Amary Ndack Seck nga xamante ni doonoon na aussi jàmbaaru l'islam Ahmadou Cheikhou Ba da doon naan bu fekkee am na koo xamante ni moo koy donn am na koo xamante ni mooy le dépositaire des secrets de la Tijania mooy ki nga xamante ni mooy suñu maam Amary Ndack Seck 1831 la gane àdduna wàcc liggéey en 1899 doon koo xamante ni 1899 boobu Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi ci biir exil bi muy wàcc liggéey suñu maam Amary Ndack Seck bi nga xamante ni sëtam moo wàcc liggéey aussi moom lañ doon wax borom turu biir bi ak borom turu biti bi ndaxte xam ngeen ni ñoom ay maamam Mouhamadou Lamine Aydara Mauritanie la jóge woon même baayam Massaoud Seck Massaoud Aydara la ñoom dañoo def maanaam mixage lañu ñoom dañu doon seen baay dañu doon ay shérif mauritanien waaye yaayam aussi doon princesse bi nga xamante ne de la cour royale moo tax ñuy wax Amary Ndack Seck parce que Amary Ngoone Ndeela moo jëloon doomam wala jarbaatam jox ko ki nga xamante ni mooy Massaoud Aydara ñu koy wax Massaoud Seck di waajuru Amary Ndack Seck ba mu jur ci Amary Ndack Seck waaye baayu Amary Ndack Seck mi ngi ko tudde woon ki nga xamante ni mooy prophète bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni nag Amary Ngoone Ndeela bari woon doole bi mu mayee ki nga xamante ni mooy Massaoud Aydara doomam dafa mel ni bi mu ñëwee ci xew bi def na fa teraanga yu bari dafa jël ki nga xamante ni mooy suñu maam Amary Ndack Seck tudde ko boppam tudde ko yaay moo tax ñuy wax Amary Ndack Seck yaayam bi ngi tuddoon Ndack Fall di une princière mais aussi baayam di ki nga xamante ni shérif mauritanien la donc nag ki nga xamante ni mooy suñu maam Amary Ndack Seck ñoo ngi ñaan yàlla na recevoir ki nga xamante ni mooy sëtam bi sëñ Abdou Karim Seck moom bi nga xamante ni Amary Ndack Seck bokk na ak Ahmadou Cheikhou Ba ci guerre yu bari yoo xamante ni la guerre de ci kiiw en 1871 bokk na ci Amary Ndack Seck bokk na ci guerru l'islam jihad bi nga xamante ni def nañ ko Agnam xeexu Pété fekke na ko xeexu Koki fekke na ko xeexu Gawane fekke na ko xeexu Samba Sadio fekke na ko le 11 février 1875 ba nga xamante ne ci la Ahmadou Cheikhou Ba wàcc liggéey fi nga xamante ne mooy xeex bu metti boobu nga xamante ne amoon na ko ci digganteem ak ki nga xamante ne mooy tubaab yi waaye aussi ci coalition boo xamante ne Lat Dior bokkoon na ci Alboury Ndiaye lu tax parce que Alboury Ndiaye Ahmadou Cheikhou Ba dafa dem doon li nga xamante ne mooy buur ba Jolof mooy le seul ba mais aussi di bëgg dugg fi nga xamante ne mooy Kayoor donc nag loolu moo taxoon intérêt yooyu nag moo tax même su fekkee Lat Dior ak Alboury ànduñu tubaab yi dañoo àndandoo ensemble pour xeex ki nga xamante ne mooy Ahmadou Cheikhou Ba le grand Mahdi yu moo tax sax d'ailleurs tubaab yi dans le rapport ñuy wax ni bu fekkoon ne Ahmadou Cheikhou Ba gagné na la bataille de Samba Sadio kon tubaab yi dañuy génn fi nga xamante ni mooy Sénégal parce que moo doon résistant bi nga xamante ni moom moo leen jaaxaloon Amary Ndack Seck bii nag suñu maam bi nga xamante ni xeex ba jeex na fi mu jaar yëpp jaar au Saloum ba fi mu mujj mooy Thiénaba cant ko moom itam doon na koo xamante ni jàmbaaru l'islam la donc moo leen di confirmer ne Sénégal fépp ay lumière la ñëpp dañoo xeex pour l'islam taxaw fi loolu moo tax aussi ñu leen di jaale di wax suñu xalif généraux yooyu ak seen maam yu baax yooyu yàlla nañu dajeeg seenu leer ki nga xamante ni mooy Amary Ndack Seck de Thiénaba waaye aussi suñu maam Limaamu Laay bi nga xamante ni aussi moo nekk fi nga xamante ni moom mooy Yoff donc nag di leen wax ni jàmmalaay Yoff ba fi nga xamante ne rek mooy nding la donc nag di leen wax ni loolu moo doon li nga xamante ne ay njaal yu ñu bëggoon a teg ci communauté
musulman bi waaye aussi xam ngeen ni nee naa leen dafa bari loo xamante ne aussi xew-xewu jamono daf ñuy dajale bu ñu xew-xewu jamono dajalee nag dañuy ñëw ci xew-xewu jamono boobu incha allah bëggoon nañu tontu sax li nga xamante ni mooy Moustapha Diakhaté di suñu xarit même suñu jàngandoo université njàngam soriwul ci université bi waaye li mu wax ci diggante li nga xamante ni mooy màggalu Touba ak li nga xamante ni moom mooy tere gi nga xamante ni le roi d'Arabie Saoudite tere na ko ne màkk du ñu def li nga xamante ni moom mooy pèlerinage bi maanaam ñuy jóge étranger même su fekkee ne dafa doon loo xamante ni ponk l'islam la waaye ki koy tere du doon une autorité religieuse c'est une autorité politique dinañ ci ñëw ci li nga xamante ni mooy différence bi entre màggal gi ak li nga xamante ni le roi d'Arabie Saoudite tere na ko loolu yëpp incha allah dinañ ci ñëw leeral ci benn vidéo boo xamante ni spécial lay doon ñu leeral l'islam nan la ko la famille Saoud ñoom ñi nga xamante ne dañu yoroon xaalis te yoruñu li nga xamante ne xam-xam bi allié wu ak ñi nga xamante ne ñoo ñuy wax les salafistes pour jël pouvoir bi ci ñi nga xamante ni ñooy sëtu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jël l'islam bi di ko gérer ci seen loxo loolu bokkul ak tradition yi nga xamante ni mooy les traditions prophètes du Mohammed parce que sëtu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tey nekkuñu Arabie Saoudite dañoo exilé wu ñi ngi ci yeneen réew yooyu incha allah dinañ ko ñëw bu leeree rek dinañu xam liggéey bi nga xamante ni sunu mag yi liggéey parce que sunu mag yi ñu nga téye ca cëslaay ba la ñu téye donc cëslaay boobu nag moom la musulman yi dëgg-dëgg di seet waaw nag léegi nag incha allah yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye dañ ñu woon rek xam ngeen ni Mame Mor Anta Saly li nga xamante ni waxtaan nañ ko ak moom ba ñëw fi nga xamante ni mooy Mbacke Kajoor nag di page boo xamante ni moom itam page spéciale la ndaxte su fekkee fa la ki nga xamante ni mooy suñu Mame Mor Anta Saly nee naa leen wàcce liggéey en 1881 1882 ñu yóbbu ko fi nga xamante ni mooy Déqale ci wetu professeur am ci jàngale kooku Massamba Koki Diop donc nag incha allah dinañu ñëw ci loolu waaye di leen wax ni Mbacke Kajoor dafa am important ci li nga xamante ni mooy taarixu waa kër Serigne Touba yi di taarixu li nga xamante ni mooy mouridisme di taarixu l'islam ndaxte Mbacke Kajoor mooy fi nga xamante ni nee naa leen fa la Mame Mor Anta Saly wàcc liggéey Mbacke Kajoor aussi keroog ba mu wàccee liggéey ba ñu denc ko ba pare mag ñu baax ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom même génération ñi nga xamante ne mooy suñu maam Baye Xaalima Jaxate Kala sëñ Samba Tukulër Ka ak sëñ Mandoumé Maar mi nga xamante ni moom moo toppatoo Mame Mor Anta Saly keroog la ñu def ci dëj ba discours bu rëy ba fekk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ma nga ci ginnaaw mbooloo ma ñu woo ko ni ko jege sil mu dox tuuti rek yërmande bi ak respect gi ak yar gi sëriñ bi amoon mënul jéggi mbooloo mun leen bu ngeen waxee dinaa dégg ñu ni ko dañoo bëgg bu ñu jógee ci dëj bi ñu àndandoog yow ci Lat Joor nga jaale ko sa baay waaye aussi nga dem mu def la xaali xam ngeen ni keroog la sëriñ Touba marqué le bi bu gën a rëy ci l'islam bi keroog la leen sëriñ Touba wan ni njaale mi mënul ñàkk waaye sama tànk yi rus naa di ko yëkkati di jëm ci benn buur boo xamante ne du yàlla sunu borom donc keroog mag ñi keroog mbooloo mi weñ ndawul nit yëngatuwul nit noyeetul ndax loolu mag ñi nga xamante ne ñoo téewoon l'islam bi xaaruñu woon Cheikh Ahmadou Bamba defal leen déclaration boobu nga xamante ne kenn ku ci nekk rek sa bopp sa intérieurement xeeb nga sa xam-xam waaye xeeb nga li nga xamante ne mooy jege yàlla gi nga amoon ndax Serigne Touba jox na leen keroog leçon boo xamante ne bu rëy la waaye aussi Mbacke Kajoor doon zone boo xamante ne aussi xam ngeen ni fa la mag ñu bari ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Mame Mor Anta Saly te sëñ Touba indiwu leen woon ñu mel ne suñu maam Adama Gueye moom mi jëkk a joxe boppam ak mag ñu bari ñëpp fa la ñu joxe Serigne Touba keroog bi nga xamante ne woote na yoon bi nga xamante ne mooy muridullahi ni leen képp koo xamante ne bëgg naa dem ci suñu borom na ñëw ànd képp koo xamante ne jàng rek moo la fi indi woon nag bu la neexee nga dem wuti feneen fooy jàngale xam ngeen ni keroog aussi doon na biit boo xamante ne bu rëy la loolu mi ngi amee Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor aussi xam ngeen ni kenn mënul tudd Mbacke Kajoor te wóoruloo sëñ Ibrahima Mbacke moom mi nga xamante ne mooy sëñ Mbacke Kajoor di rakku Mame Mor Anta Saly moom mi nga xam avant Mame Mor Anta Saly di wàcc liggéey delluwaatoon na fi nga xamante ne mooy Kokki waaye Serigne Touba moo yónni woon ki nga xamante ne mooy maam Thierno Birahim Mbacke mu indi ko ginnaaw bi maam Thierno bi maam waajuram bi wàccee liggéey waaye xam ngeen ni dafa gàntu woon waaye Serigne Touba ci boppam moo dem ba Kokki jël sëñ Ibrahima Mbacke ñu ko sëñ Mbacke Kajoor moom mi nga xamante ne fépp foo xamante ne rek Mame Mor Anta Saly nekk na fa àndoon na fa ak moom mu jox ko dëkk bi ni ko duma mag ñëpp jox nañ ma ko waaye teg naa ko loolu moo tax ñuy wax sëñ Mbacke Kajoor di sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xamante ne mooy rakku waajuru Xaadimu Rasuul waaye aussi xam ngeen ni Mbacke Kajoor kenn mënu ko wax te waxuloo Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke moom mi nga xamante ni doomu Serigne Touba la ak ki nga xamante ne mooy soxna Aminata Lo di rakk ci xamante Cheikh Mouhamadou
Moustapha Al Karim ñoom ñëpp seen waajur di soxna Aminata Lo mu rëy ma nga xamante ne moo defaloon Serigne Touba liggéey bu rëy bi moom mi nga xamante ne sëñ Madieng Fallo moo ko doon denc bi sëñ Madieng Fallo wàccee liggéey lañ ko jox ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba mu am ci ki nga xam mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom bi nga xamante ne jógee na sànnoo si Serigne Touba mi ngi ko indi fi nga xamante ne mooy Mbacke Kajoor di wax sëñ Omar Fall Mbacke doomu sëñ Mbacke Kajoor sëñ Omar Fall Mbacke boobu sax ñi ngi ko tuddee ki nga xamante ne mooy Mamor Anta Sali mais chérifu naar bu mag moo leen waxoon ni leen daal bu ngeen bëggee mu gudd fan te am xam-xam da leen koy woowee Omar Fall lañ koy dàkkale Omar Fall Mbacke mais sëñ Mbacke Kajoor mi ngi ko tuddee ki nga xamante ni mooy sëñ Mamor Anta Sali xam ngeen ne keroog la ko wax bu rëy boobu ni ko nag ki ma lay yónnee mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fekk na mi ngi jóge fi nga xamante ne mooy Sànnoosi si taalibe mi sëñ Sirelo war a ñëw Mbacke Kajoor mu ni ko baatinam da koo jege lool mu ni ko Mbacke sëñ Omar Fall Mbacke tontu sëñ Touba ni ko Mbacke fii de lu mu xool moo ko moom lu mu bëgg ñu bàyyi ko moom xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nee naa leen moom itam dinañ ñëw ci nitam kenn mënu ko wax te waxuloo li nga xamante ne Mbacke Kajoor goo nga xamante ne fi la wàcc liggéey en 1936 donc xamante ne kéemaan suñu borom la borom guy mbind donc ñoo ngi leen di wax mbooloo yëpp dinañ ci ñëw dañu ñëwoon lii tey mooy seen chronique bi di leen jox rendez-vous dimanche prochain incha allah ñu ñëwaat ci beneen fois ci li nga xamante ne mooy dundu Maam Mor Anta Sali ak li nga xamante ne importance bi nga xamante ne Mbacke Kajoor am na fa xam ngeen ni Serigne Touba bi mu wootee ba pare après ci la jëmee Mbacke Kajoor ñëw progression ñëw fi nga xamante ne mooy Mbacke Bawol avant muy créer Daaru Salaam dugg Touba Daaru Alimul Kabir ba Serigne Touba fi nga xamante ne jóge waat na fa Touba dem fi nga xamante ne aussi mooy Mbacke Bari Jolof nga xamante ni d'ailleurs le 10 août bi sax moo doon anniversaire bi muy son départ en exil muy 33 ans yoo xamante ne Serigne Touba mi ngi koy liggéeyal suñu borom nekk ci àll bi donc nag incha allah étape yooyu yëpp dinañ ci ñëw duggal leen ci détails yi expliquer leen phénomènes yi pour ñu comprendre ko jërë ngeen jëf mbokk yi di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain ci beneen chronique.